asalaamaaleykum mbokk internet Univers Info TV ñu ngi amaat mbégte ak contentement di jàkkaarloo ak yéen di leen présenter seen émission Cœur ouvert nekk un coin de discussion entre man ak sama invité on parle de tout sans rien se cacher les yeux dans les yeux tey nag ki ñu invité koo xamante ne la Sénégalais yëpp xam nañ ko ci li mu jot a liggéey ci réew mi nekk une personne boo xamante ne ay waxam tout le temps day compter ci dëkk bi. Il a beaucoup fait pour le Sénégal mais surtout pour li nga xamante ni moom mooy sport particulièrement lamb Gaston Production Don King de l'arène moom la ñu invité tey fas yéene waxtaan ak moom ci actualité ci dëkk bi yëpp mais bala ñu see sori dañ koy bàyyi mu nuyoo ak yéen ñu soog di tàmbali waxtaan bi père ña ngi lay ziar. maa ngi leen di ziar di leen nuyu di leen remercier ci ñëw bi ngeen ñëw sama kër pour am lu ngeen ma jotaay bu ñu war a def. di leen sant di ñaan yàlla aussi yàlla taxawuñu ba duñ fi wax daal dara lu ñuy jëppee. incha allah comme d'habitude noonu lay demee père émission bi nag c'est une émission un peu particulière ndax cœur ouvert lañ ko tuddee on parle de tout sans rien se cacher te yow sa franc-parler ñëpp xam nañ ko macha allah donc ci waxtaan bi première partie bi dañ koy focaliser ci li nga xamante ne moom mooy làmb làmb am na fu mu tolloon nga génn ci sa loxo làmb daanu carrément ba ñëpp xam ne làmb daanu na. nga ñëwaat ak ay affiches yu doy waar affiche yi Balla Gaye ci la bokkoon làmb ji ñu génn d'abord boo ñuy defal benn bilan rek ci làmb jooju lan nga ñu ci mën a wax. waaw d'abord dama lay rectifier man du lu ma xalaat rek lay wax de. à cœur ouvert d'accord c'est bien beau mais dinaa wax dëgg du ma sos du ma bëgguma nekk naafeq mais itam am na loo xam ni. su ma ko laajee sama yoon nekku ci du ma ci wax. d'accord voilà donc comme tu dis làmb ji effectivement. nekkoon naa ci génn ci parce que dafa metti woon trop sax metti ba te Sénégalais yi duñu comprendre parce que xam nga nag le milieu de la lutte est un milieu malsain nit ñi duñu dafa bari naa fekk comme j'ai l'habitude de dire duñu nangoo xam dëgg duñu nangoo accepter dëgg loo wax ñu ni la day wax te ñoom duñu def duñu wax te lu keneen wax ñu ni day wax rek ñoom li nu man mooy suul ndaanaan képp ku nu yaakaar ni yaa ngi réussir ci dara ñu fakasal la nekkoon naa ci làmb ji bi may dugg ci làmb en 92 y'avait rien ñëpp xam na loolu ma ñëw dugg ci impulsé ko jël ci ay risques yu bëree def ci loo xam ne it sponsor yi di wuy si di ñëw mais sponsor yi bi ñuy wuy si aussi man je suis un homme de partage damay bokk man moom moon xaalis boobu xaalis bi mbëri yee ko moom yàlla daf ko jaarale ci sama loxo pour ma jox leen ko comme man xaalis bi may am yàlla da koy jaarale ci loxo keneen pour mu jox ma ko donc il faut être un homme de partage mais comprendre woon dara bi may am sponsor yi ñu teg ma bët ci man sponsor yooyu ma moo tax tey làmb jegg 100 millions pourtant mënoon naa ko bañ a yeggale 100 millions mënoon naa yem ci ay 25 millions 30 millions jël li ci des lépp def ko bénéfice. di door dàq. non du ma door dàq kooku damay tàlli. kooku door dàq mais dama jël lépp séddale leen ko mais teewul su ma nee làmb ji dafa metti ñun ma day wax rek su metti woon mu bàyyi. bi ma demee ba 2013 ñu jox ma le Ndiambour de Louga comme président de club sama dëkk Louga ma bàyyi làmb ji pour won leen ne ndax. damay kaf wala kafuma bi ma bàyyee 2013 ba 2017 gis nañ li fi xew heureusement sax que ma am naa ay jarbaat ay rakk ay doom yu nekkoon ci biir di ci góorgóorlu mais avec difficulté parce que dafa metti ñuy nekk di ci espoir yi ci combat yu ndaw yi di ci góorgóorlu malgré que amuñu ci woon sax ñoom dara man wóor na ma ne amuñu ci dara mais seen ngor moo ne ak seen courage moo leen ci bàyyi woon bi ñu demee ba yëf yi metti nag ba metti nag ñoom ñëpp a yuuxu pour na Gaston dellu si mbër yi gis nga leen am na benn jour TFM lan dajaloo ñoom ñëpp VIP yëpp daje avec un cri de cœur pour état jàppale leen parce que sonn nañu ci laa dellu see na ci làmb ji mais bi may dellu si tombeek juste Covid bi ak mais boobu fekk na ma engagé wu avec toutes les difficultés que Covid bi ñëpp xam na ni mu mettee woon dem nañ sax bay wax ni président Macky Sall la ko jox ay milliards. te rien il n'en était rien du tout. ah bon waaw il n'en était rien du tout parce que Serigne Bamba. man du ma ko wax Serigne Bamba. mais Sénégal comme tu dis suñu la gisee ngay def sa yëf man ma am samay pexe
parce que pexe yooyu nag lañ bëgg nga leeral ñu ndax yow bi ngay génn. parce que suul ndaanaan ngeen man su ma génnee pexe yi ngeen suul ma ku ne na wuti ay pexeem kuy dunde pexe su pexe jeexee nga waaru ci damay bañ ngeen jeexal samay pexe pexe yi moom du ngeen ko xam mënul su fekkee ne moo leen fi indi man ngeen a lem seen pexe yi am na doole ndax yow bi ngay génn si làmb ji da nga ni làmb ji da nga cee perte amatul xaalis lu bari sax mais comment naka nga mën a perte ñëwaat ci làmb décrocher ay combat yu mag te bari boo daanoo kay da ngay comprendre yeneen promoteur dañuy am benn ci làmb ji. D'accord mais il faut oser comme disait ma sœur Aïssata Tall Sall il faut oser l'avenir ku oser wul doo am dara il faut oser man je suis un homme de défi xawma luy am suba dama risqué kat laa moom laa mës a def. keroog bi may déparé Louga. en 76 75 76 di ñëw Dakar. tëj sama boutique yi ma amoon Louga di ñëw ëmbu gerte laa indaale ak ñaari ginaar sërica gerte kemb waaw ak ñaari ginaar sërica sama kër magu papa parce que indiwuma dara dama ñëw risqué oser il faut oser la vie yéen ñii li ngeen def ni nekk ci site yi nii oser leen man ngeen dem ba ubbi télé inchallah mais il faut oser mais soo bëggee xool lu keneen am du ngeen réussir ci àddina loolu mooy objectif bi ndax la somme elle est tellement faramineuse ba ñu bari dañu jàppoon ni état moo nekk sa ginnaaw nga réaliser coup boobu noonu tamit père dinañu permettre ñu ñuy reposer wu la question ndax moom dafa am ay partenaires yu nekk extérieur wala moom dafa dencoon ci gafaga bi. dencuma dara awma benn partenaire damaa oser rek ñeme li may def gëm li may def am ci jàngat entre 2013 ak 2017 ma jàngat ci lu bari. Parce que entre 2013 et 2017, j'étais dans le football. J'étais président du Ndiamour, j'étais dans la Fédération sénégalaise de football, à mes commissions marketing et sponsoring. Donc, jàngat li ma passé ci làmb ji dellu si oser essayer parce que làmb du xaalis booy jël jox ko xam nga ñëpp dañ defoon bi ma taxawalee Balla Gaye ñeenti combat taxawal ñoom Eumeu Sène ñaari combat Bombardier ñaari combat ñoom Lac de Guiers ñun ñëpp gars yi dañ ko xaalis la boo gën a teg ci taabal ji du loolu da ngay ñëw man nga déparé ak 5 mooy na Gaston signalé wu rek na dellu si c'était un at parce que dana yàkkamtoo rek naa ñëw bi ma ñëwee ak tuuti si ma yore ku ci ne ma dogal la njëkk ne la damay dellu si ami risque et péril ñii yow naa la jox 10 millions wala 15 millions kii noonu jël sama avocat ñu signé parce que CNG mën la signé ndoo ay contrat yu cumulé combat bu ñëw ma dem CNG ñu régulariser ma complété avance bi balaa combat bi jot une semaine avant comme nii tey combat dimanche bi ñu yóbbu reliquat bi mais ci diggante bi da nga am support boo jaay support bi la ko may mooy léegi am nga Balla Gaye am nga Eumeu Sène am nga Bombardier am nga Gris Bordeaux am nga Boy Niang am nga ñëpp sponsor boo dem loolu nga koy jaay d'accord malgré que génnee goo xaalis da nga génne tuuti joxe mais léegi am nga leen coor lalu boobu parce que koo joxul dara mënoo koo jaay mais koo jox mu signé ñoom ñëpp fii lañ toog ku ciy jël fi nga doon toog signé ak sama manager ñu signé sama avocat yëpp ñu signé am naa droit léegi commencé jaay waaw loolu de pexe la voilà pexe la sponsor yi ma leen di jaay loo xam ne man wóor ma ni lii maa ko moom su ma li ma ko jëndee su matagul sax maa ko moom mi ngi mel ni tey kër goo jël ci kaab di ko fay ndànk-ndànk su la neexee luye ko loolu mooy làmb mais bu ñu defee ni Gaston dafa yenn saaku xaalis ñëw teg. ñëw di tuur loolu amul. dëgg la donc dégg ngeen explication yi nga xamante ni moom la le Don King de l'arène joxe par rapport ak affiche yu bari yi nga xamante ni décroché na ko. mais nag ci retour soo koy def aussi. na nga fexe ba am ay relations humaines parce que loolu ëpp important Sénégal na nga fexe ba am crédibilité na nga fexe ba am carnet d'adresse. xam fa nga jëm ak ña ngay fekki ndax doon la accepté. d'accord parce que mën ngaa dugal sa xaalis ba pare foo dem ñu fermer la porte bi moo tax damay ñaan yàlla sax société yeeg ñëpp dañu war a jàppale promoteurs yi les jeunes promoteurs. d'accord parce que c'est un bon support la lutte c'est le meilleur support de communication. c'est le meilleur support de communication la lutte ce sont les paroles de Gaston je vous le rappelle ñu ngi ak moom toog ak moom fas yéene waxtaan ak moom ci actualité lamb waaye ñu gis que ni bi nga ñëwaatee da nga changé waat ay mbir yu bari ci lamb ji commencé na ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi yor site internet yi
nga ni leen soxlawuma leen sama làmb parce que da ngeen a bëgg lu yomb ak yeneen donc changement yooyu mutation yooyu yëpp nga indi ci làmb est-ce que porté wala préjudice après avoir fait deux journées. le contraire dama ci gagné sa xaalis bu bari yéen. li tax ngeen ubbi site xam ngeen ko. wutiwu leen place wutiwu leen dara ubbi site di ci dang-dangi. mais ñun loolu lañ jàng moom. waaw mooy loolu ngeen jàng mais su ngeen ko jàngee da ngeen di dem ngeen liggéey feneen je vous encourage site yi baax na. mais ne ngeen def ci la ngeen war a def mais du ngeen ñëw fekk supportu jàmbur. man j'ai été assez exploité par des télévisions pendant plus de 20 ans. depuis 92. télévision yëpp dañ doon dund ci sama kaw. ci sama support. làmba leen gënaloon lu nu mën a am. dañ doon rayante di dem nañ ñu ciy demante sax tribunal ñoom. di rayante ndax làmb ji parce que xam nañu. pour te dire am na fi ay directeur de télévision yoo xam ne tëgg nañ sax làmb. muy la 2STV muy TFM tëgg nañu làmb parce que xam nañ li ci nekk. alors bi ma xamee loolu ma ubbi sama ñaari site ba pare teg pay-per-view ku bëgg a seetaan làmb diaspora bi yëpp làmb rek la ñu bëgg ñu koy seetaanee en pay-per-view. du ma ko joxe non pardon du ma ko joxe gratuitement. parce que ça me fait perdre de l'argent. d'ailleurs ñi dàq werante ci làmb du ñu ñëw ci làmb ji ci télévision la ñu daan seetaane làmb suñu jógee dem marché lu waaye wax lu amateur bi wax ñu weddi la. d'accord. voilà donc li ma def man xam naa ko. d'accord et ça m'apporte. mais père li nga def xam nga ko am nga ci droit mais seetlu woon ni bi nga xamante ni yaa ngi doon collaborer ak site yi parce que quoi qu'on puisse dire da daan bokk ces supports de communication ñuy wax ci làmb ji ba làmb ji ñëw da daan permettre nit ñi ñuy sawar a yàqamti làmb ji mais sa làmb yu mujj yi seetlu nañ engouement bi da doon des communication bi da doon des est-ce que jàppoo ni vide am na par rapport ak ni site yi teewee seen contraire loolu ngeen defee ni engouement bi man moom su ma dara dama ni dara manqué wul tey ñii sax la gën parce que yéen daaw leen indi engouement chay yu ngeen indaale ak yàq parce que da ngeen daan ñëw yéen a ëpp amateurs yi ci làmb ji. 17 millions waroo ñu xalam nag tey de man mësu leen ma jàppale ci dara man maa leen daan yéen a daan jàppale seen bopp ci sama yëf man mësu leen maa jàppale ci dara. mais sa làmb dañ ci daan siwal non amul siwal man sama làmb day siw. tey sax la léegi sax la nit ñi gën a kontaan parce que nit ñi dañ daan ñëw ci làmb ji kenn du mën a seetaan dara ndax ay site 1000 portable yoo xam ne yëpp day filmer 1000 caméras yëpp yi filmer yéen a ëpp population yi Sénégal. macha allah 17 millions d'habitants moo am Sénégal 10 millions yëpp am nañu site mais fu ngeen teg loolu fan ngeen ko teg pour ñëw rek pour bëgg lu leen neex nekk ci diggu làmb amul benn organisation sabotage kenn du gis dara lu dul ay site même man maa ko def maa ko jël je l'assume et je ne regrette rien du tout. non te tey laa ci gën a dëgër xam nga depuis le 1er avril. coupé nañu ay sites yoo xam ne ba léegi ay sites yu mag. ba léegi ñu ngi leen coupé. ca du ma leen baal. ca gis nga làmb bii di ñëw dimanche. on a prévu lu gën a graaw loolu la ñu prévoir parce que depuis Londres lañ leen di coupé yéen ñëpp. xam nga pour ñu waxtaan moo tax ñu ñëw fii toog ak yow. pour trouver une solution ci li nga xamante ne moom mooy mbir moom. waaw dama lay wax xam nga li si site yow xam nga ko. ak temps bi ngay jël yëpp pour site bi développer mais imagine une personne bu liggéey pendant des années site bi am fu mu toll ñu xëy tëj ko. nit ñi di la woo pour demander la grâce. non da ngeen doon sàcc. kuy sàcc ñu jàpp la kaso ba rek da ngeen doon sàcc. mais clémence mën na am mais clémence lan sàcc la. il faut pas encourager les gens ci sàcc man su may encourager nit dama koy encourager ci njub. bëgg lu la neex du tax ma lay encourager ci sàcc loolu c'est du vol ñëw fekk yëfu jaamur nga koy jël di jëkkante ay vues di jëkkante ay YouTube ak ay yu kenn xamul du ma ko may kenn. réclamation yi ngay yónnee Gaston Production tàng na trop. dama ne man làmb lu ma ci dootuma ci def lu ma ci def woon réew mii fu ma neex laay jaar damay siggi ku ma neex xool la parce que lépp ci njub laa koy defee. d'accord mais est-ce que toog waxtaan ñu trouver solution par exemple ci open press mbër yi wala ci kër mbër yi yooyu noonu nga permettre si di ñu mën a am accès liggéey seen liggéey mais ñu éviter non waxoon nga ci mais boo dugalee yooyu da ngay jot réclamation je suis à jour tardé wu ma parce que loolu nga ñuy sant buñ ko defee ñun après dañuy jot réclamation te pour jot la yow nga baal ñu day metti ndax yaa ko wax depuis Londres lay demee non déglu ma rek wax open press yi gaa yaa ngi ciy dem gaa yaa ngi dem kër mbër yi ñu site yaa ngi def yooyu yëpp permettre naa la ko kenn di yoxeetu ci réclamation xam nga réclamation fu koy commencé joxe jour làmb ji moom ku ma jege à partir de 14 heures soobee yàlla du la ko def waaw ku ma jege moom aw ma ci xaar ma yàlla
man li may def daf maa leew doom yéenay premier. ñu ñëw pour collaborer ak yow non collaborer wu ma y a beaucoup de jeunes tout le monde ça vous êtes tous des jeunes hein collaborer wu ma. faire léegi Sadik bu métti nga indaale bi ngay ñëw. non du question xam nga fi mu ne yaa ngi may dépassé sax. mais gars yi mere nañ la nag gars yi mere nañ la de. yoo tët nan ma mere. xam nga am na loo xam ne soo ci mere nit gars yi mere nañ sax yàlla su wàccoon fii suñu jël yat dafa am ñoo xam ne ñëpp la ñu mere. mais ñëwaatuñu waxtaan ak yow. mais man du ñuy ñëw xam nañu sama position du ma ko def man damay liggéey j'ai ce qui veut dire que fi nga nekkoon yaa ngi fa ba tey. ci laa ci gën a nekk moi j'investis des centaines de milliards. li ma tëgg ñëpp xam nañ ko du ma ko foyee. mais ñu gis ni après loolu aussi indi nga leneen nekkoon na fi mais da nga ko gën a yokk muy pay-per-view moom nga indi ci làmb ji télé yi moom kenn waxatul seen i wax pay-per-view nga indi yaag Buzz ngeen ciy liggéey pay-per-view bi am na ñoo xamante ni. loolu liggéeyatuma ak Buzz sax. léegi keneen Eventis la taxal ba dimanche su dimanche yi. xam nga Buzz tamit da ngeen di. non man damay liggéey man awma sentiment ci liggéey. y a pas de sentiment ci liggéey. je suis parfaitement d'accord. voilà comme d'accord nga ci rek mën nañu passé bëggumay tudd turu nit. parce que su tudd turu nit amee rek damay arrêté émission bi. non duñ moi du ma dépassé même su ma la mënee jur du ma dépassé kenn. mais damay liggéey ci liggéey bi may liggéey dama ciy jàng chaque jour que jëfee maa ngi jàng ci li ñu nekk ci kanam tey El Hadji Man yéen ñëpp xam ngeen ko. ñoom xamul dégg ngeen ko. El Hadji Man xam naa ko doom sama xarit la Ousmane maa ngi koy nuyoo. El Hadji Man képp xam na ni c'est le meilleur en digital. kooku moom suñu waxalee yàlla rek xam ni voilà tey musiciens yu mag yi mu ñoom Youssou Ndour ñoom ñëpp jaar nañ ci moom xam nañu li muy def bon donc man damay avancer. moom nga liggéey léegi collaborer ak. non moom la pour le moment moo fi nekk mooy def pay-per-view bi dimanche. et tout ça billets yi sax. pour te dire ay billets yu. ticket yi sax dañ koy en ligne lañ koy jaay. su la neexee jënd léegi def sa truc mu nekk sa biir portable. soo demee portable ngay génne. ñu valide scanner mu jeex. exactement mais yooyu yëpp jamono fi mu toll nit ñi dañu war a bàyyi di encourager ñiy jéem a jamono kanam. tey chef d'état yi sax dañuy def ay conférence ci digital. kenn du voyage yooyu moo xew léegi ñëpp dañuy toog seen kër dimanche par exemple mën nga jënd benn table yow benn table ñu ngi koy jaay am na ñu jëndagum. table bi ngay jënd. soo ko jëndee mën nga ko partager 10 personnes yi kenn mën naa nekk États-Unis kenn nekk Canada kenn nekk France kenn nekk Guinée kenn nekk Côte d'Ivoire ngeen toog di seetaan di waxtaan. table yooyu dama koy jënd rek univers tëj ñu gis ni ñi nga xamante ni yéen a nekkandool ci liggéey bi jàpp que ni pay-per-view bokk na ci li tardé làmb parce que tu veux pas que cite de nom mais say naataangoo lañ avis boobu da nga koy partager wala. mais ku ci nekk ak sa avis man damay respecter avis nit. xam nga damay daan tëgg làmb di perte di ko wax su ma tëggee làmb gagné su ma neexee wax ko keneen ku def tëgg làmb perte su ko neexee wax ko ku def perte perte moom la engagé yéen li ngeen di liggéey yow vues yi ngay am yu yeneen sites yi moom lay am da ngeen di ëppante ay vues donc loolu amul ku ne li nga sentir li ngay dund moom ngay wax ku sentir dund ko ni da ngaa perte loo ciy nëbb man ba may perte ci làmb damaa taxaw ci télévision yi damaa perte. du ma ko nëbb pourquoi. mais ci perte boobu moom bokk na ci ñi jàpp ni moom mooy meilleur promoteur de l'arène. kan ji Luc Nicolas moom. ah Luc c'est un grand promoteur. c'est un très grand promoteur. nee na gars yi xam nañ ko bu baax. bi mu daan yëngal fii non c'est un grand promoteur. et que soo bëggee ñu wax. bu tudd turu jaamur bii. man non affaire naafeq affaire seytaane affaire rambaaj yooyu ngeen di def ndax yéen lu yàq ci làmb ji d'ailleurs su ngeen gisee sites yi ma dàq leen parce que ñooy dem di jaxase ay mbër di jaxase ay promoteur man yooyu du ma ci dugg man magub jëm laa ñoom ñëpp samay rakk lañu ay xale yu ndaw du ñu ñëw di ma interviewer pour di ma jéem a dugal ci gaam boobu man du ma dugg ci yooyu gaamu naafeq yooyu gaamu seytaane yooyu man du ma dugg ci loolu. non père bu ma tuddalati. turam wala nga lem say bagages dem. d'accord nangu naa ci loolu mais bu ñuy waxtaan c'est juste pour defar mbirum làmb ji moom la ñuy waxtaanee ci làmb ji defar mbiru làmb. waaw pour di yàq ak di jaxase ay nit. non vous êtes mauvais. da ngeen di jaxase ay nit. man kenn du ma jaxase man magum jëm laa yéen ñëpp mën naa leen a jur. d'accord voilà donc ci waxtaanu làmb ji toujours rek moom peut-être moom moo fi indi tour boobu mais c'est pas pour jaxase waaye ci toujours PPV bi est-ce que jàpp nga ni PPV am na lu ñu ci war a yokk wala am na lu ñu ci war a wàññi pour avancement wu làmb ji. gën mais loo gis ci àddina am na lu ñu ci war a yokk. àddina da ngay dund pour def ay amélioration
sa doom ji ngay jàngal sax inscrire ko SAPS jardin d'enfants SAPS inscrire ko feneen da ngay bëgg mu dem ba nekk dans les grandes universités nit ku amul nu mu tuddati ambition jarul ngay dund ci àddina nit looy def rek dafa war di yokku d'accord c'est important mais service yi nga xamante ni yaa ngi ko doon am ci beneen label bi nga signé loon service yi dafa manqué moo tax nga jëlee Alaaji Man wala lan la exactement. non du question service manqué damay avancer rek c'est du positif damay avancer Alaaji Man suba su ma gisoon keneen koo xam ne moom laa gën a yaakaar damay dem ci moom parce que je suis libre man maa moom sama support kenn moomu ko bokkuma ko kenn maa ko moom li ma ci sentir rek lay def du question lee dafa manqué ba il est bien c'est un jeune très dynamique ku doon liggéey ba léegi mi ngi liggéey mais man tam dynamisme boobu ci loolu laa nekk damay jéem a jëmale et damay tout le temps que comme moo boobu may wax rek oser toujours damay oser di entreprendre di jéem a jëm ci kanam c'est important ça. Voilà. Donc ci oser boobu noonu nga décroché waat lamb joo xamante ni sénégalais yi namoon nañ ko ndax amoon na fi ki nga xam moo Eumeu Sène daan ko jël couronne bi ñu war a dajawaat te yow yaa ko tëgg lamb jooju lan lañ si mën a xaar. ah comme lamb yëpp rek maa ko tëgg comme lamb yëpp yu mag yëpp yi may tëgg sama warugar mooy nommer leen tëgg lamb ji teg organisation bu bien avec méthode ñu organiser ko assurer li ñu ci war a assurer yëpp muy sécurité muy une bonne organisation pour jéem a bégal ñëpp une bonne soirée de loisir loolu lañ ci xaar li ci des nag mbër yi moom ku ci ne yaa xam la ngay xaar ci sa bopp. d'accord ku si nekk yaa xam li ngay xaar ci sa bopp mais dañuy wax que ni arène nationale bi ñu ko tijjee ba tey mbër yu mag yi combat yu mag yi rendez-vous yu mag yi déjà amagul chute dañuy bëre nii rek après ñu am décision arbitrale ak yooyu maanaam lamb ji day desee neex ci amateurs yi est-ce que yaa ngi waxtaan ak mbër yi ci li nga xamante ni moom mooy liy neexal lamb ji pour ñuy ñëw. mais loolu ci doon dëkk. xam nga loolu li ko indi woon mooy avertissement yi ñu limité woon à 5. léegi loolu dañ na léegi temps bi day mat complètement même soo amee 1000 avertissement da ngay continuer bëri ba temps bi jeex. loolu. xaas nga leen fay nag. effectivement mais même loolu avec le CNG qui organise. dafa war su li nga xam ni day pénaliser toujours amateurs yi toujours mi ngi ciy wut moom itam solution tey c'est une bonne solution qu'on a trouvé dafa naa ni ku bëree temps réglementaire dootoo tal di jéggi saaku pour wala di wax mbër ci saaku pour gagner ko ci 5 avertissement suñu leen wóoree ni léegi làmb ji foog mu àgg wala bokk xanaa nga tricher temps réglementaire bépp loolu nag kenn mënu ci dara. loolu kenn mënu ci dara donc lamb jooju incha allahu rabbi dimanche la non dimanche lañ koy bëree donc mu doon ci diggante Eumeu Sène ak Bombardier sa organisation it amateurs yi bee passé génn nañ félicité la ci li nga xamante ne moom mooy organisation lamb ndax nee nañ sécurité bi doyoon na mbër yi ñëw nañ à temps organisation boobu naka lay demee expérience la wala sa dynamisme. waaw man na nekk expérience parce que dama ci yàgg. j'ai fait 30 ans dans la lutte je pense que yàlla nag mooy jàppale nit kenn mënul dara ko yàlla jàppale rek a fi nekk. kenn amul dara ko yàlla jàppale rek a fi nekk. wallaahi yàlla mooy jàpp ñu koy ñaan yàlla ni mu nuy jàppale na mu continuer dina ko jàppale. bon donc réussir am na ci Gaston Production yàgg na organiser lamb équipe bi ñëpp a dynamique. ñëpp a bëgg a réussir donc voilà. nañ ci Sénégal gi yëpp jàpp rek pour mu réussir. lan la ñuy xaar ci surprise yi ndax dina am ay artistes yu joué foofu lan la ñuy xaar ci surprise genre. surprise kay kenn mënu ko wax ndax dañu bëgg mu nekk surprise. tey père mooy ma dara bi laay wax na dëgg du ma ci teg dara surprise la en tout cas li mu leen mën a xamal mooy ndaanaan la ci li mu nekk te bés moom macha allah catuwuma la. nit boo ko waxalee léppam yaa ko catu bés da ko mën da ko jekku donc amateurs yi incha allahu rabbi xam naa dinañ joxante rendez-vous dimanche fële nga xamante ni moom mooy arène nationale pour suivre affiche bu extraordinaire boobu noonu dox ci diggante Eumeu Sène ak Bombardier incha allah père dañ koy tëjee ak 3e point bi ñu waxtaan ci actualité politique déjà gis nañ mbirum parrainage bi coow li fan yi ñu génn taxarnaase na ci législative yi ñu jëm opposition bi nee na ñoom d'accord uñ parrainage bi pouvoir bi ñoom nee nañ d'accord nañ ci ragal rek moo leen tax di wax loolu donc yow en tant que une personne boo xamante ni peut-être bokk na ci ñi nga xamante ni bu ñu waxee ñu déglu leen ban moo ci sa position. parrainage. Pourquoi le parrainage? Mais parce que déjà Sénégal li ñu war a jëkk a limité sax waxuma parrainage mais parti politique la ñu war a jëkk a limité même tey am na ñu déposé pour parti politique tey rek tey. y a plus de 300 partis politiques
àddina bi nekkuñu fii pour di dunde politique sur les 17 millions d'habitants ñiy wote matuñu 4 millions sur les 17 millions politiciens yi responsable matuñu 1 million ba pare lëmbale réew mi bëgg a taal réew mi bëgg a yàq réew mi fu ñu ko teg ba pare nag que ça soit la presse que ça soit tout le monde kuy wax ak ñoom day mel ni sax da nga ragal a wax dëgg il faut nit ñi di leen wax dëgg nekkuñu fi pour ñoom ñu toog di wax leen neex wala di imposer seen loi parrainage bi xamoon na ni dana am yàgg na wax nañ ko waxtaane nañ ko ci loi la nekk bu nu nig ba élection des 4 mois ñuy bëgg a indi ay njuuj njaaj ak ay problème parrainage bi moom dana am ñoom li ñu war a def mooy am fulla ak fayda jéem a wuti ay parrain ka toog fii ba mu des ay 1 mois ñu wax dañuy boycotté ak dañuy nangam 4 mois ci des le parti au pouvoir ñoom ñu ngay def seen parrain ñu ngay wut seen i parrain toog fii nag ku nekk yi wax toog ay team ay chroniqueur ku ne di leen jay ku nekk yi wut lu taal réew mi di wax te lu nu wax dañuy toog ci kanamu benn opposant bi doon def ay folie di wax lu ko neex duñ ko wetti duñ ko contredire tey opposant bi tey nekk ci benn situation ñu bëgg a mel ni ku ànd ak moom c'est-à-dire que Sénégal doo xam sax ban façon réew la nekk opposition bi li ma leen di conseiller mooy nañ dem wuti seen i parrain duñ fi nekk nit ku ne léegi Sénégal ku romb fenn sax ñu tàcc la nga defe ne yaa war a yor réew mi man mi su ma dëgëroon fit ñi may wax père ñëpp damay nekk candidat xanaa ku ma wax père rek ma woteel ñi may wax père ñëpp suñu ma woteelee benn tuuré am di ñi may wax père ñëpp kuy contre sa baay man fu ma romb père lañ may wax xam nga mënoon naa dañ lay jay wala di la jëndloo fasu yaa biir ca dun la ko guble man mi mënoon naa gis sama bopp léegi ci père gi may wax parce que fu ma tourné père fu ma toog politiciens yi fi nekk yëpp maa leen gën a siiw fu ma taxaw ak ñoom man mii la ñuy gën a xam man la ñu gën a xam maa leen gën a siiw maa leen ëpp buzz bi ñuy wut Sénégal defal ma it loo xam ne tey ñëpp di ma wooye di ma père mais xam naa sama bopp xam naa ni tey li tax ñu may wax père muy làmb ji ak sama yeneen activité bokkul ak yore réew damay xam sama bopp ndax réew mi tey ku ma ko joxoon ma yàq ko ndax xaw ma nu koy yoree mais nag bul topp rek sa bëgg-bëgg ak nit ñi di la wax rek nga gis sa bopp dafa ni da ngaa war a dem nan bàyyi yooyu ñuy def tey ku nekk tey suñu libéré woon élection yi da nga gis fi tey 1000 listes loolu koo mën a toog di compter ci benn bis. une semaine ngay voté de di compter. une semaine 1 an ngay voté looy compter ku bëgg a bokk ba mu wóor la ni wóolu nga sa bopp dama wuti ay parrain nga ñëw teg soo wóoloo sa bopp parrain kay yomb na dama wuti ay parrain. leneen li nar a jur coow ñi waa Yewwi Askan bi seen ki nga xamante ni mooy leaderu Pastef di Ousmane Sonko bi muy def déclaration il a dit carrément que ni ñoom seen tête de liste Khalifa Sall lay doon et ça c'est sans condition loolu aussi naka nga ko jàngatee est-ce que. loolu kooku yëpp ay jaxase réew mi la rek bëgg a jaxase réew parce que xam nañ ni loolu. luy sans condition ak sans condition. di ko wax ñoom gëmuñu ko sax ñoom ànduñu Khalifa Sall sax. ñoom noonu di wax loolu ñoom ñuy wax loolu. parce que ñoom xam nañ ni Khalifa Sall est présidentiable te ñoom ñëpp moo leen gën a crédible suñu sayoon tey du bokk dañuy wax noonu rek pour nax nit ñi ak pour naxaale Khalifa Sall dañuy nelawal réew mi ñoom ñëpp Khalifa Sall leen gën a crédible moo leen gën a crédible ñoom waa opposition yëpp di wax dañ koy jiital pour nax ko la parce que xam nañ ni tant que loi bi changé wul amnistie amul wala loolu xam nañ ni loolu du am ñuy wax sans condition pour wane ni Khalifa ñu ngi sa ginnaaw ba Khalifa rey boppam nag ñoom ñu ñëw taxaw parce que ñoom xam wóor na leen ni Khalifa leen man fukki yoon ak juróom. kon ànd naxante la. ñoom ñooy jéem a nag Khalifa est un homme sympathique qui est bien bon. humainement oui. am na lu ko dal kenn yéene wu ko koon dal na ko léegi nan ñaan yàlla ñu am ni ko wala yooyu mais ñi ko topp yi wax Khalifa ou rien. dañuy wax rek ñoom seen bopp leen gënal Khalifa seen bopp la ñu seet. Khalifa ou rien moom man duma ci d'accord ndax dëkk bi dëkku yoon la tamit. waaw dëkku yoon la voilà dëkku yoon la kon waru noonu toog di wax Khalifa sans condition. Khalifa xam na ni ñoom dañuy wax rek dañ koy jéem a nax ci Khalifa leen gën a yeewu moo leen gën a politique moo leen dàq politique voilà. Frère Gaston toujours égal à lui-même dégg ngeen li nga xamante ni moom mooy avis am par rapport ak parrainage bi ak Khalifa Sall bi nga xamante ni tamit waaye Yewwi Askan bi dañuy wax que ni moom la ñuy jël jiital ko ci kaw. xam nga
avant ñu koy arrêté loo xam ni vraiment kenn yéenewu ko man sama rakk la am na ñu taxawoon ni su Khalifa duggee ñu dugg ba nu dugalee Khalifa kenn rombatul sax corniche bi. benn yoon laa fi mais kenn rombatul corniche bi. corniche bi Rëbës nekk. kenn rombatu fa te ñoo doon wax non duñ ko jàpp suñ ko jàppee ñu truc Karim Wade noonu la wax ku ko jàpp ñun ñëpp la ñuy tëjandoo. mais kon ci jàpp dara dañuy coow rek dañuy wax réew mi nag dafa am mais taxaw di wax suñu defee nit lii ñu ngi fii kenn du yëngatu dañuy wax rek dañuy coow. donc ay système la daal donc père la ñu toogal père Gaston comme ni ñu koy waxee Sénégal ñëpp jeunes yëpp kuy wax ak moom père la koy wax te permettre na ko peut-être mu ni bu ko neexoon taxaw bu dëgëroon fit ni day déposer candidature leneen li mu ci wax it ñu war ko jàpp mooy dëkk bi politiciens yi moomuñu ko te majorité bi ñi fi nekk ñoo ëpp fuufu ñi nga xamante ni ñoom ñooy politiciens yi kon duñ nangu ñu taal li nga xamante ni moom mooy réew mi waaye troisième mandat bi ñu jëm. coow li bari na présidentielle bi Macky Sall mu ngi nekkaat di réaliser ay mbir yu am solo ba ay waxi troisième mandat di jibaat nit ñi di ci wax ni dafa war a am troisième ñii ni waru ko am yow aussi di xaritam lan ngay wax ci loolu. Macky Sall dafa taxaw kenn ni damay wut troisième mandat. non waxu ko de mais ñi ko bëgg laa waaw non dama ni Macky Sall waxul kenn day def troisième mandat Macky Sall dal dañ koo fal li ko def loo mi ngi koy def mi ngi liggéey boolewu ci wax nit ñee wax rek di sànni seen i wax ak moom mi ngi liggéey réew mi di ci kanam nag rawuli bët yàlla xam moom daal li ñu ko sant mi ngi liggéey nit ñi nag dañoo soxor su Macky Sall liggéeyul woon dara ñu ni def fi dara tey mi ngi liggéey réew mi yëpp ay chantier la vraiment dañuy wax chantier kenn du ko lekk mais chantier kooku ku égoïste rek moo koy wax ñun ñii xalaat ñun suñu dund mais suñu xalaatee suñu doom yeeg suñu sët yi duñu wax loolu parce que man Europe yàgg naa fa loolu bi ñuy réformaat Paris di defaraat kii mais da nga daan jógee champs yi wala nga jógee République di jëm aéroport tu fais 6 heures de temps soo daan jëli vol Air France pardon bu 16 heures ay 6 heures du matin ngay jógee sa kër pour mën a àgg parce que boobu y avait les travaux mais bi travaux yi pare léegi 30 minutes nga koy def 30 minutes nga koy def tey TER bi BRT bi yii yëpp su paree ba Sénégal lépp leer nañ mais sunu doom yi ak sunu sët yi ñëw yi ñoom dañu ci gis seen bopp ñun nag actuellement man nañu cee gis coono parce que dafa metti yombul ku bëgg a lekk mayonnaise wala nen il faut nga toj ko omelette koo bëgg a lekk il faut nga toj nen dañuy Macky Sall day liggéey ko tax a jóg te képp koo xam ne nit ku baax nga wala nga amee xool xam nga nag Sénégal moo tax gis nga gisoo léegi dee yi ni mu bare te nit day dee rek moo tax pourtant démb rek jaar na fii démb laa doon wax ak moom dara xool yu xat di xasan ba nga dee ci saa si ñuy wax dara jotu ko il faut ñu bëggante suñu doom yi ñooy sëy ëllëg il faut ñu bëggante il faut ñu yéenante jàmm il faut ñu bàyyi Macky Sall natt kooku ndogalu yàlla la yàllaa ko fi teg su ko fi yàlla waree jële da ko fiy jële kenn mënu ci dara yàllaa ko fi teg nan ko bàyyi mi ngi liggéey tontuwul kenn nan ko bàyyi mu liggéey nañ ko bàyyi mu liggéey Macky Sall yàlla moo ko fi teg donc papa ñu ngi kontaan bu baax a baax ci dalal bi ñu la dalal mais bu amoon naa nga ñëw waa man sama xol laa ko jot te foog ma laaj la ko père lan moo tax père nga bëri histoire lan moo tax père yow doo bàyyi weer ci ñaari fan lu la waay wax rek nga attaqué ko dal ci moom dal yu métti yoo xamante ne waa ju ma wax jiital naafeq ma tontu la parce que accepté wu ma affaire naafeq man bari wu ma histoire mais dëgg laa mënula teg fee de côté di wax loo xam ne gëwuma ko su ma fi waxee lu ma gëmul su ngeen génnee sax damay rus man dëgg laa xam Sénégal nag soo waxee dëgg ñun dafa bari histoire dafa mën a tooñ dafa mën a mooy wanul baat tel ñoom daal li ñu bëgg nga nekk naa fekk comme ñoom wala nga defal leen buzz wala ngay wax loo xam ne da nga gëmoo ko man li ma gëm rek laay wax. mais des fois ngay bàyyi muy sedd sax. xam nga benn waaye mas na téléphoné ñu invité ma ci benn débat dafa naa c'était à Walfadjri ñu ubbi antenne bi am ku téléphoné nii damay baalu àq Gaston parce que lu ne yekk naa ko mais gis ngeen grand boobu toog noonu père moomu ku ko sori da nga koy bañ mais soo ko jegee bëgg ko mais ko sori bañ ko parce que da nga may gis parce que sama tempérament arñi bi et tout ça parce que dëggu rek la du dëggu li ma leen di ñaan dëggu leen su ngeen dëgguwul da ngeen taxaw toog ak politicien wala benn opposant sax mu wax loo leen loo xam dañ leen di jéppi waaw
c'est important loolu mu wax dañ koy dëggal boo ko soree mën nga am benn jugement booy am ci moom mais boo ko jigee da ngay xam ni c'est une personne vraiment humble c'est une personne ouverte c'est une personne boo xamante ni elle est généreuse Papa Gaston la ñu seet si woon tey mais mu dalal ñu yaatal ñu teral ñu waxtaan ak ñun parce que temps am xat na trop ku am événement dimanche bi bàyyi sa lépp ñëw toog ak ñun pour waxtaan ak sénégalais yi vraiment buñ la remercier wul rek du ñu ay gor donc ñu lay remercier bu baax di féliciter Salimata ci coordination bi nga xamante ni moom lay def pour ñu toog ak kilifa yi nga xamante ni jàpp nañ ne bu ñu waxtaanee ak ñoom problème yu bari dinañ ko régler te loolu Père Gaston daf ci bokk vraiment ce fut un plaisir. mais Salimata da ngay bàyyi sax da ngay ñëw ma jël Post Afrique ndax voilà. ah bon waaw man noonu laay def damay wekki rek. père wax yu neex yi ma la waxal yëpp père wax yu neex yi ma la waxal yëpp. sama élément bi nga bëgg koo jël mais soo deful nag sama jëlaale la. man naa laa jëlaale sax man damay wekki rek. ah mais ñun ñu liggéey ñun. waaw man damay wekki rek man damay wekki de. xam nga yow une personne de challenge nga ñun aussi ay personnes. ma gis. parce que xam naa ne elle est dynamique ndax ni ma lakkalee ñetti fan yi. mais noonu la affaire yi noonu la. dama mujj sax ni kii daal taxal ma yeewi ko benn yoon rek. alhamdulilah kon donc ñu ngi lay remercier waat encore une fois ci yeewi boobu ce fut vraiment un plaisir de toog ak yow waxtaan ak yow Amath moo nekkoon ci cadrage bi Salimata ci coordination Petit Gallo Sow votre humble serviteur ci présentation bi ñu amoon mbégte ak vraiment ak contentement toog ak Papa Gaston waxtaan ak moom ci li nga xamante ni moom mooy actualité politique sportive ak socio-culturelle lépp loo xamante ni daal soxal na réew mi ñu waxtaan ci moom dégg ngeen li nga xamante ni moom la ci yëkkati ñu leen di remercier di leen wax nag n'oubliez pas de vous abonner sur votre chaîne Univers Info TV pour ne plus rien rater de nos vidéos qu'on vous propose. Je vous donne rendez-vous très prochainement ak beneen invité jërë ngeen jëf à la prochaine. jaajëf.